doon def et CDD bi nu ñu ko waxee président de la République wax na ko waxati ko ne emploi wu jeunes yi payum ndaw yi moom mooy priorité numéro 1 boo xam ne moo ko soxal suñu xoolee discours d'investiture am waxoon na ko si le 2 avril mais conseil des ministres mujj yi aussi ñaari conseil des ministres mujj yëpp ñëw na si ñëwaat si loolu taxoon mu sant autorité administrative yi préfet yi les 45 préfets du département mais aussi gouverneurs yi ñu tenir ay CDD tenir aussi ay CRD pour mën a déglu les différents acteurs su ma nee différents acteurs ndaw ñaa ngi si collectivité territoriale yaa ngi si les projets ONG ñëpp a ngi si tey bu ñu toogee waxtaan am na yu ñu jot a jàpp parce que bu ñu nee emploi des jeunes ñoom seen bopp lu ñu njëkk a génnee mooy lan balaa nga naan liggéey am formation mais formation boobu dañu gis ne même su fekkee am na structure yu bari yoo xam ne ñu ngi former ñoom lu ñu jàpp moo di ne ñooñu di former lëkkaloowuñu parfois même di nga gis ñoo xam ne lu ñuy former si même chose lu ñuy former ñenn ñi même soo xoolee seen formation mën na waroo beneen bi aussi moo di si wàllu ku ne am xëy ñëpp mënuñu dem liggéey mais soo bëggee defaral sa bopp sa projet wala sa liggéey bopp dañuy tudd financement yi aussi lu ñu jàpp mooy lan génn na si waxtaan yi ne financement yi dañu gis ne fu muy jaaree ak nu ñu koy jaaralee mënoon na gën parce que gis nañ ne ñoom lu ñuy wax lu nekk daal yaakaar nañ ne financement yi war nañ ko xoolaat parce que financement yi lu ñu si doon xaar amuñu ko si moo tax ñu def une proposition bu ñu def mooy lan mooy un guichet unique foo xam ne lépp lu jëm si wàllu formation ak lépp lu jëm si wàllu xëyum ndaw ñi si guichet unique boobu lañ koy régler. tey dañ fi daje préfet convoqué ñu si lu ñuy wax CDD muy comité de développement départemental buy wax si xëyu ndaw yi ak nu ñu leen di former. donc gis nañ ne le 8 bi émeute yi passé président de la république dafa def benn discours janook sénégalais yëpp ne leen ndaw yi yéen comprendre naa leen je vous ai compris donc ñu ñëw tey yaakaar ne dañuy defal diagnostic boo xamante ne sans complaisance la ci situation liggéey xëyu ndaw yi ci département Fatick ñu ñëw waa DER indil ñu ay chiffres ne financé nañ au niveau de Fatick déglu leen bu baax 744 millions ne financé nañ ko plus de 1400 jeunes yeneen structure état bi yu mel ni ANPEJ yu mel ni 3FPT yu mel ni ONFP ku nekk wax na lim def ñu ne leen ñun nañu woon ndaw yi nga xamante ne ñoo jot financement yi ak financement yooyu fan lañ ko dugal parce que benn cérémonie lañ fi gis DER def ko fi joxe ay jeunes ay chèques ay 5 millions ay 10 millions ay 2 millions 500 c'était au berge du Sine jeunes yooyu xëy suba dem crédit mutuel ñu jox leen 250 000 donc yaakaar naa ne loolu 250 000 du financement donc jeunes yi soxla woon def ay projets structurants ay 10 millions la ñu demandé woon ay 5 millions loolu mooy premier constat bi ñu ñëw ci deuxième constat affarant bi mooy ANSD ne ñu 82,12% jeunes yi nekk ci monde rural bi département Fatick ils sont dans le chômage donc cela veut dire que jeunes yooyu noonu bu ñu leen jàppalewul utal leen ay liggéey dinañ sonn ñun nag ñuy proposer au niveau national comme au niveau local ici suñu département Fatick ñu créer ñu li ñuy wax guichet unique parce que président de la République bi mu fi ñëwee dafa fekkoon ay ANEJ fes fi ay OFEJBAN ak ay affaires yooyu yëpp mu boole ko def ko ANPEJ léegi ñëw na créer DER créer nañ ANIDA créer nañ 3FPT dañoo bëgg yëpp ñu booleel ñu ko Fatick au niveau départemental créer ñu lu ñuy wax guichet unique ndaw bu soxla formation ndaw bu soxla emploi ndaw boo xamante ne da nga soxla liggéey foofu ngay dem doo dem Kaolack mbala nga dem feneen parce que Fatick région la depuis 84 te gis nañ ne Fatick amul antenne régionale bu ONFP bu ñu ko soxlaa fële la ñuy dem au niveau de Kaolack beneen bi ñuy saytu mooy am na ay structures yu fi nekk yu ñu defar ba pare yu mel ni usine de biscuiterie bi yu mel ni port de Ndaxunga ay ndaw war nañ ci mën a liggéey mais ubbeegul ba léegi ñuy ñaan nguur gi ñuy ñaan autorités yi ñu jàppale ñu si nu mu gën a gaawee ñu ubbil ñu ko parce que ndaw Fatick yi dañoo soxla liggéey beneen bi ñu siy yokku mooy président de la République woote na pour le 10 li ñuy wax conseil national pour l'insertion et l'emploi de la jeunesse ñu ne gis nañ foofu benn ndaw rek lañ fa def muy président conseil national de la jeunesse
alors que mag yi ñoo fa ëpp te lépp lu ñuy def ndaw yi te ndaw yi teewuñu lépp lu ñuy defal ndaw yi te ndaw yi teewul dañ koy def te ndaw yi duñ si jëriñoo bu baax ñu doon ñaan président de la république di ñaan autorité yëpp ñu jéem a fexe ba benn jeune par département si 45 départements yi ñu représenté wu foofu di nga xam ne dinañ mun a jël doléance jeune département yi ñu mun ko yóbbu foofu. beneen bi ñuy mujjee mooy maison yi ñuy wax de la jeunesse et de la citoyenneté te président di ko lancé vendredi à Pékin ñuy ñaan autorités yi ñu gaaw tabaxal ñu bu Fatick bi te bu ñuy tabaxal bu Fatick bi bu ñu ko tabaxal biir CEDEPS mais ñu jël benn terrain boo xamante ne bu rëy la ñu tabax ko jox ko ndaw yi ñu gérer ko nga xamante ne lépp lu ñuy defar def pour ndaw yi ñooy nekk au devant parce que ndaw yi ñoo soxla liggéey ndaw yi ñoom ñoo war a def donc maintenant nag ñu ngi ñaan président de la République balaa moo def yëpp nañ ñu defal évaluation DER defal ñu évaluation ANPEJ defal ñu évaluation ANIDA ak 3FP parce que nee nañ 3FPT nee nañ jox nañ ndaw yi liggéey jox nañ ndaw yi ay jumtukaay te ba léegi ndaw yi nekk département de Fatick liggéey bi daf fi sooxe malgré que autorités yi def nañ benn étape